bisimilah El Hadj. jërëjëf Hadj Babacar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp accident yi ak méttiwaay daanaka fukk ci bakkan yu rot ci bëccëgu démb gi daal di yéem lool Sénégal rawatina kilifa yi ci wàllu transport lii di lab gi naka noonu ci banlieue Ndakaaru Guédiawaye fukk ak ñaar yu fa faatu ci juróom-ñett ci weer sapeur pompier Guédiawaye xayma lu ni mel ñi faatu nag dina yegg fanweer bu nu ca boole intervention yu ñu def ca waax yi di Malika Mbaaw Thiaroye Cambérène wàllu xibaar bokk na ci Gréwop ñu yëngu ci defar mburu di waa regroupement boulanger yu Sénégal li ko dalee tey di rëb ñett ci fan fasunu yéene lakk mburu wàllu yoon Mamour Diallo fas yéene yóbbu ci yoon kii di Ousmane Sonko njiital Pastef fa la mu ko daal di toppee waral kalaame gi mooy ay tuuma yoo xamante ne yu wéerul la yu mu teg ci kawam moom mi nekkoon ni jamono directeur des domaines avocat am Alaaji Diouf ko xam ne démb ci janook taskatu xibaar yi sport gi dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne wàllu culture Anna Rocha Mamadou Mouhamed Ndiaye ak yéene kaay yi ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee ay xibaar yu naqari lool bokk na ci bakkan bu rot soxna su amoon ci loo toll juróom fukk ci ay at ci accident la faatu démb ci yoon wi nga xamante ni mooy diggante Passy ak Sokone am na ñaar fukk yeneen yu ami gaañu juróom ya sonn lool li waral nag lii di paatu geek gaañu yu bari mooy ak mbëkkante diggante ab 7 place minicar ak ub saretu fas soxna si faatu sax mu ngi woon ci kaw saret bi wàllug xibaar naqari lool bokk na ci li nga xamante ni mooy accident yi ak lii di lim fukki bakkan yu rot ci bëccëgu démb gi kese situation la boo xamante ne yéem na ñëpp yéem na directeur des transports Cheikh Oumar Gueye ñu teewlu ko ak El Hadji Ndate Diop. ci ñaari semaine rek nga ko dénombré presque ñu ngi jëm si 40 morts métti na. li nga xam ni kenn mënu ko accepter la. parce que tey boo xoolee 40 morts yi mu lay wax ci accident yi. 2 semaines yi. ñoom ñëpp laa wax boo xoolee rapport yi ñoom ñëpp défiance humaine la du benn défiance mécanique. du question mbirum permis de conduire la. du question mbirum visite technique la. du question wu leneen. question wu yarodiku la. li xew fii dans la région de Ziguinchor. camion bi taw na tooy na ba ndànk ci tali bi. nga dawal xel boobu nga dawal. ba mën a dal ci kaw ki nga xam mi ngi ñëw en face. yëg ci kaw mu am 7 morts mu am 6 morts. xam nga loolu tayef la. Cheikh Oumar Gueye yore wàllu transport ñaar ñu ami gaañu ci accident bi nga xamante ni mooy ba woon ca Oussouye daal dinañ leen rawale hôpital principal bu Ndakaaru bu nu sukkandikoo ci xibaaru suñu ndaw li ñu toggal Ziguinchor Lamine Ba ab roplaan di avion militaire moo leen daal di rawale si hôpital bu Ndakaaru fàttali ni accident boobee ñeel yoonu Oussouye wi juróom-benn di nit faatu nañu ci ñaar am ci gaañu. ba tey ci wàllu xibaar yu doy waar lool fukk ak juróom ci at ci la toll woon benn tout tànk bu lab ci bassin yi nga xamante ni ñooy xur ya nekk ca périmètre Sococim ca Bargny quartier Médinatoul Mounawar ak lakk bi yoon ci kër gu ne ci unité 26 Parcelles Assainies ci Ndakaaru benn doomu France bu ca faatu di touriste ñu ne ñu ngi ko daal di ginnaaw bi ñu ko rawale hôpital ba fii xamuñu lu waral lakk gi. boori juróom-ñaari waxtu démb ci ngoon la am ci Parcelles Assainies unité 26 lab gi waxtaane nañu ko sànq ak géeju Sénégal banlieue bi rawatina ca Guédiawaye sapeur pompier yi xayma nañu fa fukk ak ñaari bakkan ci juróom-ñetti weer yi inu génn ci wàllu kon lañu fa def ne ay intervention leeral yi Salif Sow. ci fanweer ak benn yu ñu dem ci ndox yi lee waa 13e compagnie di sapeur pompier yi nee ñu ñaar fukk ak juróom benn néew la ñu gis loolu mu ngi xayma ci plage yu nekkee ci banlieue yu Ndakaaru yi yëpp. ñu it lim boobu ba at bi teroo ba léegi la maanaam janvier la ba jamono ji ñu nekkee ci mois d'août. Géejawaay moo ëpp lu mu lable ci lim boobu ñu wax di ñaar fukk ak juróom benn yi fukki ak ñaar ci Géejawaay gilee la ñàkkee seen bakken wala bokk ci lañ leen gisee ñu teer si ñàkk seenu bakken muy géej bu Malibu Gàddaay amoo 4 ak 6 loolu sapeur pompier ñoo ñu ko baaxee ba léegi ni xabaar. am na yeneen juróomi nit yoo xamante ni it xamal nañ ne lab nañu waaye seenub néew wala ba léegi kenn gisagu leen suñu gisee ne jamono ji lab bi daa bari daa fekk ne vacances yi la ak tàngaay bi lañu sapeur yi xamal. am na plage yoo xamante ni kenn aayewu ko foofu sapeur yi dañ fay nekk saa su ne yeneen plage yi nga xamante ni dañ koo aaye kenn du ko surveiller looloo waral ba askan wi nee na gaañe yokk kaaraange gi foofa mu doon waat beneen yoon boo xamante ni wax nañu kilifa yi fii muy ñu jiite mairie yi. ak li nga xamante ni moom mooy préfecture yi ngir ñu gën a góorgóorlu ci xeex wàllum lab gi Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. jërëjëf Salif RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. mbootaay gii di regroupement boulanger yu Sénégal fasunu yéene tey ëllëg ginnaaw ëllëg lakk mburu dañuy grève li ko waral bokk na ci nguur gi nu bëgg mu daal di doxale njëg yi war ci ñoom ci seen gis-gis ndax jàpp nañ ne lu jëm ci wàllu njëg ak fëriñ bëgg yeneen nag yi dem ci mburu moomee bu nu ko lakkee ba noppi njëg yi fi ne ba tey bu nuy wéy di def ak moom du baax ci ñoom moo waral grève bi donte mbootaay geneen di yëngu ci wàllu ak mburu di fédération nationale boulanger yu Sénégal ñu ne àndunu defunu grève li nu gis mooy ñu jiite li waxtaan wàllu xibaar bokk na ci mbiram soble bi ak ñi ciy yëngu ñoom lu ñu di ñaawlu rek mooy taxawaay gi ARM daal di amal agence bi ñu dénk wàllu yoonal ñeel marché yi ci ubbi lii di soble bitim réew bi ngir Sénégal soble bi nag ñi koy bay fii ci réew mi jàpp ne loolee da leen di yàqal ndax am na junni tonnes yoo xam ne mu ngi seen i yoxo ca Potou waaye ARM la mu wax neb leeral mooy marché bi ak yokkuteeg njëgu soble geeg yeneen li nga xamante ne mooy dogal bi lu yanu maanaa la Abdoulaye Diop. ndogal bi agence de régulation des marchés jël ngir ubbil marché bi soble bi bàyyeekoo bitim réew neexul benn yoon baykat yi soble yi fii ci Sénégal Mamadou Ba moo jiite interprofession oignon bu Sénégal. ñu am mbetteel ñu am stock bu nekk ci Potou boo xam ne mot na 8000 tonnes mu nekk stock bu mag ñu am tam fii ci marché Dalifort lu ëpp tam 10 000 tonnes ñu ñëw te Amad Abdou Sow mu ne force day génne soble importé te teg ko fenn xëy na moom moo xam waaye am na lu tax mu def ndax mosu ko def nun dañu ko ñaan 2 semaines nanu bàyyil ko 2 semaines stock yi wàññi sax même bu jeexul mu wàññi. bile saaku teef ARM mënu koo jëfee suñu sukkandikoo ci njiit la di Amadou Abdoul Sy. mënuñu toog bàyyi ba soble yëpp jeex pour ñu ubbi marché te waxuñu ne am nañu 8000 tonnes ci réunion bi dañu wax rek dañuy ñaan une semaine ñun def nañu tournée seet nañu marché yi prix bi actuellement ñoom dañuy jaay juróom-ñett ak juróom soo ko jëlee yóbbu ko ba Ziguinchor loolu la ngay jaay mooy def seer. waaye njiital interprofession bi ne laataa ñuy indi soble bitim réew bi faaw rek bi ci réew mi daal di jeex. dañuy wax ne soble bi saa bu jeexee ñu ubbi importation bi saa boo desee ñu ko yokkaat importation bi lii la ñu diggee lii la ñu nguur gi wax loolu la ñu ministère commerce wax. daal di nag boole soble bi nekk bitim réew ak bi ñuy bayee fii ci réew mi lu war la suñu sukkandikoo ci directeur bu ARM. dañu leen wax léegi suñu ubbee suba ñoom avant produit bi di génn d'ici 4 jours ñoom dinañ mën a liquider seen produit. ubbi marché bi ñoom dañuy waxoon ne na roofoo am entre production locale bi ak importation bi donc suñuy tëj aussi roofoo dina am. baykatu soble ñi ngi sàkku njiitu réew mi dugal ci loxoom. jërëjëf Abdoulaye ñu waxtaanee màggal ak Touba Mbacké édition ren bi 2019 comité bi ñu dénk wàllu organisation leeral programme beeg na muy tëddee incha allah ci janoog taskatu xibaar yi démb bokk na ca ngir màggalug maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ren gi colloque international semaine culturelle jagleel ko ku tedd ki maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul laata màggal gi ubbite le 27 septembre lay doon bu jumaay Masalikul Jinaan fii ci Ndakaaru Mohamed Diop. semaine culturelle bi ñu jagleel Cheikh Ahmadou Bamba bokk na ci événement phare yu màggal bu Touba édition 2019 programme culturel boo xam ne président comité d'organisation bi di sëñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadre moom moo ko doon siiwal la kilifa diine bi wax na tamit li nga xamee ne nar naa fës ci édition 2019 bu màggal bi muy colloque international boo xam ne kàngam yi nekk ci biir àdduna bi yëpp nar nañ cee teewe ngir waxtaan ay ponk yu fasantikoo bokk na ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba ci ay fànn yu bare bari ay yeneen thème ak activité tamit nar nañ koo amal ci période màggal bi te commission d'organisation bi doon ko fësal ci gannaaw bi nga xamee ne amal nañ réunion ngir waxtaanat seen waxtaan yu mujj bokk na ci njàngum alxuraan ak ay xasaayid lépp nag ci teewaayu commission culture ak communication bi nga xamee ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma moo ko jiite bokkaat na ci li nga xamee nar na fës ci atum ren ci màggal bi moom mooy li koy jiitu muy inauguration mosquée mouride bu Dakar di guy Masalikul Jinaan juma joo xam ne 20 milliards lañ ci def ñu nar ko inauguré 20 fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bii di ñëw ci teewaayu xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké màggal bu Touba octobre lañ ko jàpp ba tax na jamono ji responsable yu yor wàllu organisation bi ñoo ngi multiplier réunion yi bu baax a baax ngir lépp mun a jaar ci yoon. Mohamed Diop Touba RFM. jërëjëf Mohamed leeral ni moom Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre ci waajal màggal geneen ci kilifteefal sëñ Cheikh Mbacké moom sëñ Abdoul Khadre muy màggaluk ilimaani sëñ Cheikh Abdoul Khadre Mbacké Khadimou Rasoul ñetti fan di 3 septembre lay doon incha allah foofu ca Touba buñ ne ëllëg sa la nag di le 2 septembre ca Touba Guédé am na fa conférence bu mag ba tey ji
ñu jagleel ko jaar-jaar ak dund ak ku tedd ki Ilimani incha allah RFM ak Jo Diop ak équipe bu Mbacké dinañ ci wéy ànd ak yéen màggaluk sëñ Abdoul Khadir Mbacké 3 septembre incha allah lay doon. ak RFM kumpa jeex na. Maître Aladji Diouf avocat bu Mamour Diallo nekkoon jamono directeur des domaines doon janoo démb ak taskatu xibaar yi xamle ni kiliyaanam dina yóbbu ci yoon Ousmane Sonko njiital Pastef ndax accusation yu wérul ci mbiri 94 milliards yu ñeel ab titre foncier 1451R Oumar Mbow mu nga fa woon. Ousmane Sonko dañ ko war a jàpp tëj ci gis-gisu maître El Hadji Diouf avocat directeur domaine ba woon di xamle ne candidat ba woon ci élection yi ñu génn waxul dëgg ci mbirum juróom-ñeenti fukki milliards ak ñett te itam mu jàpp ne loolee la Ousmane Sonko wax lu garaaw la tax na kiliyaanam bii di Mamour Diallo dina ko porter plainte. parce que da ko jox benn preuve di ko preuve bi montant bi virement baa ngi nii na ko wane ci Sénégal ba su am falul kenn billaahi wallaahi talaay ndax yoon moo ni boo génnee benn xabaar boo xam ne boo ko tasaaree mën nañu ni soulèvement mooy nit ñi mer ba wàcc mbedd mi taal dëkk bi te loolu la ci jublu dañu war a teg yoon téye la bërëb yóbbu la prison. Mamour Diallo dina porter plainte Ousmane Sonko. bi ñu sukkandikoo ci moom njiitu Pastef li ko tax a jóg mooy jiite réew mi te loolee jaral na ko lu ne ba si jaxase réew mi. ñu bëri yeewuñu ñu bëri xamuñu droit ñu bëri xamuñu diggante trésor ak impôt kan moo téye xaalis bi kan moo war di fay ci yooyu lay dox ci bopp nit ñi pour toj seen bopp yi naan seen yuur gi ndax Sénégalais yi pour ëllëg jël réew mi jaay Sénégal. avocat bi ne Ousmane Sonko du nitu benn kaddu. ci bu njëkk dane woon bu ko procureur ooyee mu wuy si comme mbiru pétrole bi jaar na fi ba procureur oo ko mu ne du wuy ji bi soo d'enquête parlementaire oo ko mu ne du wuy ji léegi nag mu jaaxle procureur bi waxoon ne moom lañ nekk ba oo ko mu wuy ji oo ko wuy jiwul mu ne léegi juge d'instruction lay dem. maître El Hadji Diouf ginnaaw bu mu génnee ay kayit moo ngi woo njiitu Pastef mu jël kaamil bi waat comme ni Alioune Sall defee ngir rek leeral askanu Sénégal. jërëjëf Omar président Abdoulaye Wade rafetlu bu baax kañ li nga xamante ni mooy jikko yu baax yi woon qualité Amath Dansokho génn àddina samedi ji nu génn ci Ndakaaru moom njiital Sénégal ba woon ne révolutionnaire bu mag dem na militant bu mag ku bëggoon réewam ancien ministre d'État fàttali kii di Amath Dansokho moom kàngam gu mag la bu gauche bu Sénégal Amath Dansokho jëriñ réewam ci mbooleem combat yu bari ci communiqué Abdoulaye Wade di ko nataal ne nit koo xamante ni xeeti nit yamu bokk mooy ñi seen jëf dul masa deñ ci taarix politique bu Sénégal Abdoulaye Wade fàttali ne bokkuñu woon idéologie gis-gis ci wàllu politique waaye Amath Dansokho ku amoon courage di fit ak ay xalaatam la woon. président Macky Sall moom ginnaaw Paris ginnaaw France ca Biarritz ngeen baal ma mu nga ca Japon ca Tokyo li ko dalee ëllëg ba fanweeri fan ci weer wi di août 2019 dina fa teewam ndaje moo xamante ni mu ngi tegu ci kaw taarix diggante Japon Sénégal ci wàllu jëflante muy koom wàllu yokkute wàllu infrastructure ak yeneen wàllu xibaar bokk na ca lu soxal askanu Sénégal ña ca njagañaaw ñoom nag wàllum cetal gi ak mairie ba fa la ñu gis mooy opération Sénégal zéro déchet day fekk état bi jàppale collectivité locale yi ci wàllu infrastructure rawatina ak it rofoloo diggante mairie ak localité yi ba kon opération boobee ndam lalu ca démb sax ñu ngi fa doon amal ñoom waa Njagañaaw opération setal Abdourahmane Diallo. ay peel ay râteau ay brouette ay balai ay charrette loolu yépp la waa Njagañaaw jël ngir setal seeni gox bi Gana Gningue mooy maire commune bi. comme njiitu réew mi dafa ne dëkk yépp nañu set noonu aussi dañ ko ci accompagner parce que maire dañ ko jox aussi sañ-sañ boobu comme muy compétence bi nga xam ne état daf ko transféré nga xam ne wàllu cet aussi ak yeneen compétence maire moo ko war a saytu ànd ko nag ak population looloo waral tam nun amoon nañ benn dispositif bi nga xam ne li wër marché bi ak gare routière bi am na ay charrettes yu ñuy jël ñuy ramasser mbalit mi di ko tuuri ci benn dépotoir noonu xaaruñu président wax loolu mais ñu ngi ci woon. waaye ci bërëb boobu dese na ay jumtuwaay ngir mën a gën a setal bërëb bi opération zéro déchet bi nag war na mën a doon occasion ngir taxaw tamit collectivité locale yi. camion soxla nañ mat jumtukaay yi pour génne mbalit mi mais boo ko jëlee ba pare fi nga koy déposer aussi mairie bi délibéré na benn place pour fu ñuy tuur mbalit mais la mbalit aussi bu fekkee ne da nga koy tuur te mbalit mi doo ko traité aussi dafay indi ay jafe-jafe yaakaar naa aussi mbalit yi maire yëpp ñoo ci yem man gisuma commune boo xam ne mën na saytu problème mu mbalitam. ngir mën a gën a setal Njagañaaw kilifa yu ŋànk mairie bi fas yéene weer bu ne amal setal ci biir commune bi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport.
sport Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu sëñ Cheikh. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah ñu daal di ko door rek wàllu Jeux africains yi ñu amal ca Rabat ca Maroc gaynde yu Sénégal ci wàllu football tey jii fas yéene jàmbarloog seen naataango yu Burkina Faso ci wàllu demi-finale match bi nañ ko daal di amal ci bu 16h jotee ci centre sportif des forces armées royales du Maroc jàppale nag googule compétition mu ngi concerné gone yi nga xam te ñu ngi am ñaar fukki at ak ñett waaye laata loolu beneen demi-finale bu njëkk ba midi diggante Mali lay daal doon ak Nigéria finale gi les tournoi football dinañ ko daal di amal niki ajuma ko ba tey foofu le ca Rabat niki démb nag karatéka yi Sénégal daal nañ am ñetti médaille ñett yëpp di médaille bronze athlétisme tey ji nag dina daal di soobu ci jogante gi moom itam ngir fexe na mu amee yeneen i médaille waaye ñuy xaarandi médaille yu bëri rawatina ci wàllu lamb ndax Sénégal ci googule mbir la mu ci wone daanaka daal jéggi na dayoo leneen li nga xam te ni nañ ko waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu football ak Diourbel mi nga xam te ni da ciy daal di am jafe-jafe loolu ñoom sax gis nañ ni seen benn équipe cote bi nga xam ne moom moo desoon ci Ligue 1 bi di Sunéor bu Bawol ñoom dañoo mujj kon bokk wàcc ci Ligue 2 bi ba tax na loolu daal ñu ngi koy naqarlu ñoom nag li ñu bëgg moo di delloowaat football bi ca place am ñoom nag ñi nga xam te ñoom ñoo ŋànk mbir moom li sax am na waxtaan bi nga xam te daal seq nañ ko seen biir ngir fexe kon bokk nu ñu joyantee lu ni mel dañ siy daal di déglu kenn si initiateurs yi di El Hadj Ndiaye Jojo ci micro Babacar Diouf. Sunéor dem na deuxième division am na ay problème lié à la délocalisation maanaam Sunéor match am yëpp amul match bu muy joué à domicile match yëpp à l'extérieur la ko joué soit à Kaolack soit ailleurs Sonacos am na Sunéor am na problème boobu les divisions régionales joué wuñ toutes les compétitions donc ñu ne lañ leen dem journée d'étude moo waral ñu organiser woon journée d'étude ñëw nañu leeral nañ ko leer na nañ ñu jël ay mesures aussi mesures yi ñu jël moo di ne Diourbel tey dañoo war a ànd ci wàllu football ñun ñëpp amuñu lu ñu jotale nañu booloo suñu doole pour jëmme naa ci suñu ay responsable ñi ci gën a ràññee moo di ne stade bi parce que stade bi moom bu defaruwul c'est une catastrophe pour Diourbel mais constaté nañ également que amul stade municipal bi aussi dana ci waxtaan ak maire bi bu seet lu muy def ñu jàppale ko ci mu jàppale ñu ci ba ñu taxawal stade municipal loolu mooy benn problème mooy problème infrastructure deuxième problème bi moo di ne constaté nañu ne dans les divisions régionales dañoo bari ay équipes yu nga xam ne yi vraiment amuñu dirigeant yu leen encadré yu leen mën a yore ensuite mu am ay problème mu licence ay catégories yoo xam ne yi mënuñu am licence parce que soit amuñu ay extrait de licence et loolu dafa frappé sax école sénégalaise donc kayitu juddu yi ni ci parents yi taxawee ni ci responsable civil yi taxawee dafay tax ba fu nekk di ñu bëri mënuñu am kayit yu baax. ñu daal di wax ci phase nationale nawetaan yu ONCAV yi nga xam ne ñu koy amal ca diwaanu Louga équipe de réveil di champion en titre ñoom nag daal dinañu toog donte démb sax am nañoo ndam seen diggante ak ñii di waa Kadiar bu Saint-Louis ñetti bal ci dara Altieri bu Louga ak Jabaral bu Ziguinchor ñoom gannaaw ba ñu match nul nag mujj nañu qualifié 0 but partout lañu daal def leneen li nga xam ne daal mën nañ ko wax ci mbir moomu moo di ci stade Bassirou Sidi Ndiaye ca Daara mbooloo mi bu Koumpentoum dafa daal di daan Albouri bu Kaolack benn bal ci dara Dental bu Daara daal di match nul ak dëkkandoo bu Thiès ku ci nekk jot naa dugal moromam benn but gannaaw dernière journée boobu ca Daara Jolof jàppale ni mbooloo mi Albouri ak Yamatooñ bu Ziguinchor ak itam Niafar bu Sédhiou ñoom ñëpp daal dinañu qualifié Aladji Assane ci wàllu 8e de finale lii di phase nationale nawetaan. bëgg naa lool turu équipe nawetaan yi. waaw c'est vraiment original hein. ay mbooloo mi Albouri bu Kaolack Dental bu Daara dëkkandoo bu Thiès. Yamatooñ mbooloo mi Albouri neex na de. neex na dafa Niafor moom lu muy tekki. waaw Sédhiou la Sédhiou la ñu nekk xam naa seen kàllaama la foofu. Max Euclide Kamfani waaw ñaa ko danañ ci wax mais yaakaar naa dëkk la tam. su ma juumul dëkk la biir Sédhiou. jërëjëf Cheikh Tidiane. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu yegg seeg yéen ci wàllu cosaan ànd ak Anna Rocha. maa ngi di nuyu mbokk yi liggéey yi ñu tàmbali woon jëm ci defaraat jumaa yu Karantaba ak yu Baguère nekk ci diwaanu Sédhiou léegi mu jeex fi lekk ñetti weer gën kaa yàgg bu ñu sukkandikoo ci équipe bi nga xamante ne moom la ñu dénk liggéey bi ñu xamle li ni mel ci kanamu ministre bi ñu dénk wàllu aada ci visite bi nga xamante ne moo ko doon amal ci ñaari bërëb ya Abdoulaye Diop daal di ci profito ngir def bilan tournée national bi nga xamante ne tàmbali na ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août gi ñu déglu ko kon moom ministre bi ci micro Max Compagnie. d'abord bay rafetlu tournée bu ñu def si fii tey day ne quelque koo xam ne acteur culturel fépp fu mu mënta nekk xam na ne président de la République depuis indépendance 2012 ak léegi moyens yi ñuy def si budget wane nañ ko te vraiment bëgg na culture mu nekk suñu centre tey lu ñu war a mën a def mooy ñu xool képp koo xam ne président loolu la ñu laaj parce que nit koo xam ne am na benn position d'altruisme mun naa ko wax il était
est important que collaborateurs yi xool artistes yi xool le monde de l'art le monde de la culture fépp fu ñu mën a nekk lu ñu toogee lan mooy seen bëbët ak lan lañ mën a def su boobaa la ñu def si yeneen région yi ñu mën a leen accompagner pour su ñuy wax seen CMU pour que ñu mën a seen mbirum faju seen mbirum assurance c'est que projet day jeex dans le temps moo tax ak techniciens yi ñëpp ñu mën a xool Karantaba lan moo woon handicap yi ñu xoolaataan bannière ne fii ak ñetti weer bu soob yàlla lépp loolu nañ ko dina nekk ci soos bi. Tournée nationale bu délégation bu ministère de la culture bi dina jeex niki talaata ji ci diwaanu Saloum waaye laata loolu ñu desandi ca Sédhiou ak journée culturelle régionale yi léegi ñu taxawal ko fi lekk njeexiteelu at mi mbëbët bi nag mooy wane lépp lu laale ak aada mandeng waaye itam sous région bi Max Compagnie ngir yeneen yi leeral. Sédhiou dina dundaat ci diir bu gàtt bëccëg yu daan jagleel aada ak cosaan balaa at bi di jee loolee kaddu joriñ bi yore lépp lu jëm ci aada cosaan Abdoulaye Diop. su ñu ne Sédhiou tam Sédhiou mooy aada xam nga ne toog bu fekkee ne histoire orchestre bu gën a yàgg fi ci Sénégal foo naa UCAS band Sédhiou la lu am solo tey xam nga journée culturelle Sédhiou amoon na tey dimension bu ñu ko bëgg a def dafa moo def dimension boo xam ne day dépasser frontières yi déjà liggéey si projet bi foog naa pare nañu ak acteur culturel région bi ak directeur du centre culturel bu may féliciter bu may remercier. ay mbute ñu war a amal ci ab dimension sous-régionale boole ci socioculture mandeng yépp ci gis-gis joriñ bi. maanaam suñu mënee def benn journée culturelle boo xam ne dina interpréter langue mandeng bu ñuy wax su boobaa di nga mën a laal bobo bu Burkina di nga mën a laal si Guinée di nga mën a laal nord de la Côte d'Ivoire di nga la mën a laal lu mel noonu. ak bile taxawaay bëccëg aada cosaan Sédhiou organisme sous-régional yi nañ leen mën a jàppale te gunge leen. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Max Compagnie di leen jaajëfal yéen it mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.